ñaan ci borom subhanahu wa taala yàlla ñu def ñu ko ci niñ ko tàmm gisee rek dañu am gan mooy gan bu teet ci ñun bu ñëw teet si ay bokkam ñu ngi def séminaire ñu ngi jóge jaamee islamiyya moom yàlla baaxe ko muy def xalqa yu mel nii ci jàkka bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi mel ni boobu la toxal indil ñu ko nii kon incha allah ñu jéggul nit ci ñi nga xam ne tafsir ba leen yëkkati woon waaye lépp yiw la lépp rek yiw la ndax lépp xam-xam la kon incha allah ñu déglu suñu cheikh ñu déglu ko déglu bu baax nag incha allah إذا أود أن أعرف الاسم. أنيس لك أنت ولا له؟ لا تذكر الاسم ثم أنيس أحمد طاهر أنيس أحمد طاهر مدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف. أنيس أحمد طاهر. نعم. ونسجل بطلب أنيس أحمد طاهر أستاذ في كلية الحديث. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل منير حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذا الشيخ هو درسنا في هذه الكورسية نستمع إليه يعني استماعا ثم نعمل بما نسمع منه لتقوم الفائدة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد. بوجي تامبالي ci sant borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gannaaw loola nag أما بعد فإن الإسلام دين عظيم ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن هداها إلى الإسلام ولذلك فإن مما ألهم الله تبارك وتعالى أهل الجنة الدعاء بمنة الله علينا بالهداية إلى الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يبني دين الإسلام دين مكة ci màggaay boobu la ko borom bi subhanahu wa taala tànn jox ko xeet bu bokk ci xéwal bu mag boo xam ne teralee nañ ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci teraanga boobu ak màggaay boobu moo tax waa ajana ba ñu duggee aljanna ba pare fàttaliku ngir boobu bàyyee ko ci borom bi subhanahu wa taala jëm ca ñoom ñu yëkkati baatu sant di alhamdulillah ñu ne ñu ngi sant borom bi nga xam ne moo ñu def ay jullit ñu gëm ko dund ca loola faatu mu jot leen ñu yiw bu mag bi muy aljanna bu nekkuloo nag borom bi subhanahu wa taala duñu mun a xam diine jooju bu ñu ci boole mu doon luñ ci mun a bokk bu ñu baaxee mu doon lu ñu mun a jub kon ca biir aljanna la ñu
xam ne loolu fàttaliku ko di ko sante borom bi subhanahu wa taala mu nekkoon diine bu màgg naam. وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين يتذاكرون ويذكرون نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى الإسلام، فيقول أحدهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. mu ne ci ndimbis boobu ngir leeral xiwal bi nangu ko mu ne saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon toog di ko fàttaliku di ko waxtaane ñuy wax ne yow borom bi bu du doon yow du ñu gëm du ñu saraxe du ñu julli kon loolu yëpp ci sa ngëneel la kon ñu lay ñaan na nga wàccee ci ñun ak dal nga dëgëral suñuy ndëkku ba ñu mun a wuyu ci li ñuy woo ñu dal ci sax. ومن الأهمية بمكان أن نذكر وأن نتذاكر فضائل هذا الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، لأن ذلك مما يزيد إيماننا ويثبتنا على هذا الدين ويجعلنا معظمين له عاملين به ما حيينا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. mu ne bokk na ci amul solo gi ngir ñu mun a xam dayoo mooy dañ ko war a waxtaanee di ko fàttaliku mooy xiwal bii nga xam ne mooy xiwalu diine mu ne ndaxte ci diine la ñuy teddee ci diine la ñuy baaxee mu ne kon nag di ko fàttaliku di ko fàttali wante ci suñu diggante loolu dinañu jàppale ñu sax ca dëgër ca fonk ko jëfee ko mu ne looloo tax nañu taxaw ngir ñaan loola di ko def ngir delloo borom subhanahu wa taala njukkal boobu nga xam ne moo ñu ko jagleel. وسأذكر في هذه المحاضرة أو الكلمة أمرين، أحدهما ذكر بعض فضائل الإسلام، والأمر الثاني ذكر فضائل التمسك بالإسلام. mu ne ci waxtaan bii mbaa ci baat yii may bëgg a yëkkati dinaa joxoon ñaari mbir. benn mbir bi mooy ngëneel ak am solo diine ji tudd islam ñu ne ci mu ne ñaareel bi amul solo ak màggaay mooy ci diine ji topp lam lay digal bàyyi lam lay tere mu ne ñaar yooyu day bëgg naa koo joxoñ ci baat yi ma bëgg a yëkkati ci ngoon gi. فمن أعظم فضائل الإسلام أنه هو المنهج الإلهي الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا لنعبده به، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. mu ne bu ñuy tàmbali ci ngëneelu diine jii di diina islam yi mu ne ndaxte moom dong mooy système bi borom bi subhanahu wa taala tànnal waa suuf mu ne nañu dundee noona mu ne moom dong la nag tànnul leneen lu diine jii mu ne lii waa suuf laa koy jagleel ñu daal di dundee nii seen lépp nekk ca seen njubak lépp daal di ca nekk mu ne looloo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne lii di jinde ak nit indeewuma leen fii loolu nañ ma jaamu déggal ma
ndaxte bëgguma ñu leyal ma ndaxte mënuñu ma dimbale waa di jàppale ma kon nañ ma yëg rek jaamu ma mu ne kon nag loolu mooy système bi borom bi wàccee nangu ko bëggee ko gërëm ka nga xam ne mu ca mu ne kon loolu benn ngëneel la. ومن أعظم فضائل الإسلام أنه دين كامل لا يحتاج إلى اجتهادات بشرية إلى قوانين وضعية لكي يكمل لأنه دين الكمال. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من ñaareelu ngëneel bu mag bi ci ngëneelu diine mu ne diine dafa mat borom bi subhanahu wa taala moo ko indi mu mat aajowul ñuy toog di xalaat aajowul ñuy nas di def leneen aajowul ñu ne nañu dajale woo nit ñi ci ay assemblée ñu ne nañu seetlu waa nangam nañu modifier nangam ñu ne ñun amul ci soxla diine ji ba ko borom bi subhanahu wa taala waajalee waa suuf la ko waajal bu mat sëkk fii bi àdduna tukki nit ñi mënuñ fexe ba raw ko ba di aajowoo leneen loo xam ne dañ koy montalee wala di aajowoo leneen loo xam ne dañ koy soppi mu ne loolu xool bu màgg la mu ne xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba borom bi subhanahu wa taala wàccee ci moom ne diine ji mat na al yawma akmaltu lakum diina mu ne xoolal rek loolu ba mu wàccee keroog ba léegi mu ne ko diine ji mat na man yàlla mottali naa ko man yàlla bég na lii di seen doxalin ci suuf mu ne loolu yàgg na mu ne ba léegi loolu yooyu kon ñu soxlawuñu lenn lu dul rek ñu xam ko jëfee ko naam. وهو دين شامل يشمل حياة الأفراد والأسر والمجتمعات والأمة كلها ويشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة. قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. mu ne diine ji diine bu làmb fépp la diine la boo xam ne boo buggee dund yow kenn dañ ci gis sa bopp bu fekkee ne njaboot la danañ gis seen bopp bu fekkee ne mboole seen mbindeef yi doomu aadama jinne dinañ ci gis seen bopp kon diine bu matale lépp la diine la boo xam ne wàllu aduna bàyyi ko gannaaw wàllu alaaxira ci la ne kon diine buy yóbbaale lépp la amul lenn lu bees loolu la mën a mel ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne dara rëccuma ci système bii ma leen defal na ngeen dundee noonu sàgganewuma ci dara te dara rëccuma ci lépp lu leen di yéwénal defal ko baaxal mu ne mu ngi ci biir diine jii mu ne naka loolu borom bi subhanahu wa taala wax na ne sama julli sama jaamu yàlla sama ren bi lépp daal bu yeboo ma ne la sama dund ak sama dee lépp lu may war a soxla jëfee ko dem ci kanam ak lépp lu may war a tiit laal ko alku mu ne diine bi daal dina na ko leeralal lépp kon diine bu mat la bu làmbu dund ba mu jeex tàkk waaye jéggi itam beneen dund boo xam ne dañuy di sax tàkk di àllaaxira ñu ne kon ñun soxlawuñu leneen waaw. ومن فضائل الإسلام أنه دين يخاطب الروح ويخاطب الجسد كما قال الله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعندما زار ولي العهد البريطاني قبل سنين المملكة العربية السعودية قال نعم إن الدول الغربية قد تطورت وتمدنت وتحضرت ولكنها بالنسبة للغذاء الروحي والإيماني لم تصل بعد إلى تهذيب نفس إنسانية واحدة. waaw d'abord ci
xiwal diini bii di diina islami te ñu joxoon ko léegi muy matale day dundal ruux dundal yaram mu ne moom loolu lay demee jëlul ruux bàyyi yaram jëlul yaram bàyyi ruux mu ne ñaari yépp la boole di ko dundal di ko jubbanti di ko sàmm di ko aar mu ne loolu boo ko gisee dañ koy fekk ci waxu borom bi subhanahu wa taala mu ne lépp loo xam ne jox naa la ko mu ne sàkkoo ko àllaaxira na nga fexe mun a mucc ci àllaaxira mu ne waaye bul sàgganee adduna de adduna bii nga xam ne ci nga ciy dund mu ne bu ko sàgganee de lépp lu mu laaj ngeen dund bi yéwén ci xaraamul mu ne taxaw ca de mais àllaaxira bu ko fàtte de ndaxte muy dund bi nga xam ne moo sax dakk mu ne am na benn responsable bu mag ndaxte moo topp ci buuru Grande-Bretagne mu ne at yi ci gannaaw rek ñëw na Arabie Saoudite mu ne bokkoon na ci ay kàddoom yi mu wax mu ne ñun de ci wàllu Europe avancé nañ bu baax a baax defar nañ dëkkuwaay yi bu baax a baax mu ne loolu moom ragaluñ ci kenn avancé nañu ci mu ne waaye defar bakkanu doomu aadama nag defaraguñ ci kenn nag mu ne di jëm ci bakkanu doomu aadama ci dalam ci mbaaxam ci njubam ci bëggam lu baax ci jaar ci yoon mu ne defaraguñ ci benn doomu aadama kon la muy joxoon foofu mu ne yéen ñu raw ci anam booga lii nga xam ne mooy diinal islami mu ne kon nañ ci dal di bàyyi xel bu baax a baax ngir ñu mën ci defaroo naam ومن فضائل الإسلام أن الله عز وجل حفظه فحفظ كتاب الإسلام وهو القرآن وحفظ سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لأنها من الذكر وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ الوحي والذكر كتاب الله وسنة رسول الله كما قال الله عز في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لكن لك أن تسأل يا أخي المؤمن هل تدخل السنة ضمن الذكر الذي وعد الله بحفظه؟ والجواب نعم. والدليل أن عبد الله بن المبارك لما سئل عن أحاديث مكذوبة انتشرت بين الناس فقال رحمه الله تبارك وتعالى تعيش لها الجهابذة أي كبار العلماء. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسئل عن السنة فأدرج السنة في الحفظ ضمن الذكر واستدل على ذلك بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من بوكنا ci ngeelu islam borom bi subhanahu wa ta'ala moo ko sàmm borom bi moo ko aar ndaxte daa sàmm delluwaay ba banluwaay ba te loolu mooy alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne borom bi subhanahu wa ta'ala moo joxe garantie mu ne kenn mënu koo soppi kenn mënu koo jaxase man-manu doomu aadama àggu fa moom borom bi subhanahu wa ta'ala moo koy sàmm moo koy dal di aar mu ne wax na ko ci alquranul karim mooy aaya boobu nga xam ne jàng nañu ko mu ne mbokk jullit bi laajal sa bopp ndax zikr boobu ñu tudd ndax mooy alquranul karim waxu yàlla doon ndax itam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci biir am déet mu ne na ko laaj sa bopp waaye tontu bi mooy waaw mu ngi ci biir mu ne ndax laaj nañ Abdullahi ibnu Mubarak rahimahullah ñu ne ko ahadis yu bari am na ñoo xam ne dañ koo ne moomale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te waxu ko de ñoom ñooy toog rek ne yonent bi nee na ñu wax lu leen soow wax lu leen neex mu ne loolu tasaaroo na lool te bari na lool kon nag sàmm yàlla ci sunnat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka lañ koy déggee mu ne ko ahan kay yàlla dina tàggat ay borom xam-xam yu dëgër ay borom xam-xam yu maandu ay borom xam-xam yu farlu ñu dal di ko segg jaarale ko yoon boo waxee hadis ñun la bii wérul lii du dëgg jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci reedu ñu leer nañ mu ne moom Abdullah ibn Mubarak
mu jàngaat aaya bii nga xam ne jàng nañ ko inna nahnu nazzalna zikra yàlla ne man maa wàccee lii de te man mii maa leen garanti ne maa koy sàmm mu ne kon càmmeelu sunna dugg na ci biir loolu kon nga yore diine boo xam ne du soppeeku du màgget du leen réer du sàppi mu ne loolu ngëneel la de manoo koo fekk feneen kon loolu mooy ngëneel ci diine naam ومن أعظم فضائل الإسلام أنه دين لا تعارض فيه ولا اختلاف فمن أين يقع الاختلاف؟ الاختلاف يقع من فهوم من ينتسب إلى هذا الإسلام سواء كانوا من أهل العلم أم من طلابه أم من عامة الناس لأن الله عز وجل حكم فيه بأنه دين محكم لا تعارض ولا تناقض قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا mu ne xiwal bi gën a màgg mu ngi ci diine bii nga xam mooy diinal islam yi wuute amu ci safaan amu ci mu ne wuute amu ci de safaan amu ci mu ne loolu mooy xiwal bu màgg a màgg boo xam ne mu ngi ci diine bii mu ne amal kay léegi nga gis ay wuute mais bépp wuute boo gis kuy askanalee ci boppam dégginam la kuy askanalee boppam ca diine dégginam la mu ne mën naa nekk borom xam-xam mën naa nekk ndongo buy sàkku xam-xam mën naa nekk benn waay bu xamul dara mu ne kenn ci ñii dégginam ci waxu yàlla wala dégginam ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne foofu dong la wuute amee waaye boo seetee waxu yàlla safaan amu ci wuute amu ci waxu yonent safaan amu ci wuute amu ci waxu yonent waxu yàlla safaan amu ci wuute amu ci kon safaan beeg wuute bi mu ngi ca déggin yow kon ndax sa déggin boobu mucc na ayib mu ne foofu la ñu war a seetaan di ko seetantal ndaxte borom bee ko wax de mu ne gis nga diine bii bu fekkoon ne ci keneen ku dul yàlla la bàyyee koo woon wallaay dañ ci gis wuute bu jéggi dayo dañ ci gis safaan bu jéggi dayo gannaaw gisuñu wuute gisuñu safaan kooku daa saxal na ci borom bi subhanahu wa taala la bàyyee ko naam وإذا كان دين الإسلام بهذا الكمال والشمول وهذه العظمة وهذا الإحكام لأنه تنزيل من حكيم حميد عليم خبير استحق دين الإسلام بجدارة أن يكون دين الماضي ودين الحاضر ودين المستقبل فما بعث نبي من الأنبياء إلا بدين الإسلام قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام bude diine bi noonu la mel ci matale ak mat ak lambul lépp mu ne waaw noonu la xara mel ndaxte borom subhanahu wa taala wax na de diine la joo xam ne mu jóge ci ku xereñ mu jóge ci ku dégg ndéeg mu jóge ku xam lépp mu jóge ku mën lépp mu ne kon diine jooju yeeroo na màgg diine jooju yeeroo na njub mu ne kon diine jooju moom dong moo valable mu nekk diine ñi fi jiitu woon mu nekk diine ñi fi toll muy nekk diine ñii ñëw mu ne moom dong moo mën a matale loolu waaye leneen lu dul loolu rek mu ne boo seetee bu nekkee ñi fi jiitu woon dootul baax ñi fi nekk tey bu ne ñoom la dootul baax ñay ñëw waaye diine ji ña jiitu woon ànd na ñëw di seen diine ñun ñi nekk léegi ci jamono ànd na ñun suñu dund ak suñu diine ñeneen ñi ñëw ëllëg yàlla leen xam dina ànd ak ñoom méngoo seeni jamono mu ne waaw ndaxte amul benn yonent bu ñu mos a yónni lu dul ci diine ñi lañ ko yónnee mu ne borom subhanahu wa taala junj na ko mu ne diine ju wér jamu tànn wàccee ko nañ ko jaamoo loolu mu ne islam rek laa yi ma tudd leneen lu dul loolu mu ne kon du mun a feesal place boobu mu ne kon suñ ne diine ñooñu màgg na mu ne lu xel mën a nangu la naam واستحق بجدارة لعظمته ولأن الله رضيه لهذه الأمة استحق بجدارة أن يكون هو دين الحاضر لأن الواقع الحاضر والمشاهد أثبت فشل
الأنظمة البشرية، لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد، وإنما هي من عقلية قاصر وناقص مخلوق. فإذا وضع دستورا للناس فإنه يعتريه النقص. وأما دستور الإلهي المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله فهو دستور ومنهج كامل رضيه الله لعباده، ولا يرضى لعباده إلا الكامل والشامل. mu ne diine ji buñ ne diine bu màgg la mu ne yeeyoon na lool ndaxte lu borom subhanahu wa taala tànn mu ne maa leen ko tànnal te bëgg te bëgg ngeen jaamoo ma nii. mu ne diine jooju nag la mu matale mooy waxu yàlla waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne kon bu ñu taxawee ñu ne màgg la kon ñu taxaw ñu ne kon diine jooju dong moo mun a taxaw tey ci jamono. mu ne loolu lan lay wone mu ne bépp organisme bépp xelaat bu ñu mos a xam ci jamono yëg nañ ne nërmelu na, yëg nañ ne jamono raw na ko, yëg nañu ne lott na, gis nañu ay manqué gis nañu ay tolofam, waaye diinal islam yi ba léegi mu ngi taxaw ne jonn di won nit ñi ne man la. mu ne waaw moom dong la war a doon nag, ndaxte moom la borom bi subhanahu wa taala dal di tànn sàmm ko ne da koy aar. kon bu ñu nee dañu góorgóorlu ci diine boobu kon la ñuy taxaw di ci góorgóorlu lu yeewoo la ñu dal di ci góorgóorlu ndaxte lu màgg la daa jóge ci koo xam ne ku xereñ la ku dëñ kumpa la. mu ne kon nag képp kuy tëral ay yoonu atte te yow ci sa bopp dañ laa sàkk, yow ci sa bopp sa xel daa am fu mu mënta àgg, sa xam-xam daa am fu mu mënta àgg, daa am loo xam ne fekkee woo ko woon ak loo xam ne dañ koy fàtte. boo nee dangay tëralal nit ñi seen ëllëg mu ne kon ëllëg ba bu ñëwee rek nga gis ay tolof ak manqué waaye ki nga xam ne nag moom la wéy ak la tolloog lay ñëw moo yem ci moom kon kooku bu la tëralalee tëralin bu mucc ayib lay doon te loolu mooy addiinul islaam. وإذا كان دين الإسلام بهذه العظمة والكمال والشمول وهو الدين الذي رضيه الله للناس منهجا للعبادة والعبودية فإنه دين المستقبل كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهناك مقالة لكاتب غربي في صحيفة الديلي ميل الغربية، كاتب غربي ليس بمسلم، يقول إن المستقبل ليس لأي ملة من ملل الأرض وإنما المستقبل سيكون للإسلام. mu ne diine bi bu fekkee ne mu ngi nekk ci màggaay boobu ñu joxoñ, bu fekkee ne mu ngi nekk ci farlu boobu ñu joxoñ, bu fekkee mu ngi nekk ci ngëneel boobu ñu joxoñ, mu ngi jóge ci borom bi subhanahu wa taala ci ki xereñ dañ kumpa. mu ne kon nag diine boobu dong nag moo mun a nekk diine ëllëg. kon diine boobu dong mooy diine bii wéy. mu ne waaw moom naka la mel. mu ne en tout cas am na benn écrivain occident mu ne ci ñoom la bokk de yéeféer la de mais mu ne moom bind na ci benn journal mu ne bépp tëralin bu nekk tey ci kaw suuf te ñu koy sàmm di ko aar muy dem gisuma ci benn boo xam ne mun naa fekkee ëllëg, gisuma ci benn boo xam ne mun naa dëkku ëllëg, gisuma ci benn boo xam ne mun naa wuyu soxla nit ñi ëllëg loolu islam. mu ne islam dong la mun a doon waaye beneen bu dul moom manta ne. mu ne kay xëy na ñu tudd baatam rek ñu tudd rek ñu ne benn écrivain yéefee nangu na ci lu mu gëmul. mu ne waaye bu ñu delloon ci suñu téere bi gis nañ ko fa de. mu ne borom bi subhanahu wa taala lan la wax. mu ne moo yónni yonentam bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lii nga xam ne ca mujjantal ba mooy diinal islam yi mooy not bépp tëralin boo xam ne mu ngi fi donte loolu neexul bokkalekat yeeg yéeféer yi. mu ne waaye looloo am. mu ne kon loolu la kooku loolu la firndeel rek
kon moom jullit bi bu gisee dina gis ah kii de li mu firndeel sama téere bi jiitu woon na ci lu yàgg ak yàgg loolu mooy alquranul karim naam. وإذا كان هذا الدين العظيم دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا يسأل أحدنا نفسه ما هو موقفه من هذا الدين؟ هل تفاعل مع هذا الإسلام العظيم وأدرك معنى الإسلام وهو الاستسلام الكلي باطنا وظاهرا لله رب العالمين، أم أنه لم يعرف الإسلام إلا فقط بالصلاة والصيام؟ وحقيقة الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وسلوك. mu ne lii ñu joxoon daal doy na ñu yëg ne diina islam yi lu màgg la lu wóor la lu wér la mu ne léegi li des kay yow jullit bi mu ne yow kay mooy yow la ñuy laaj mu ne yow luy sa taxawaay kon ci diine yu mel nii lan moo ci nekk sa taxawaay ndax nangu nga ne diine ji noonu la mel ndax fas nga ne diine ji noonu la mel ndax sa taxawaay wone na loolu nga dal di ànd ak loolu wéy wala boobu yow ci sa bopp da ngaa jàpp ne julli jot na sëlmal naa koor jot na wori na ndax yow foofu dong nga dal di yem mu ne bu dee foofu la gàtt na mu ne diine ji daa romb loolu mu ne diine ji pas la jaamu yàlla la jëflante la jikko la teggiin la kon mu ne kon foog yow ci sa bopp nga soppeeku ci lii ñu junj yëpp mu ne nañu dem ci bii nga xam ne mooy pas-pas mu ne boo déggee ne islam mooy na nga jël sa bopp jox ko yàlla wàkkeelu ci moom dëpplu ko ci sa biir ak ci sa biti mu ne loolooy diine kat waaye bu dee lan la doon kon mbokk jullit bi seetaatal sa bopp ca anam booba nga xool li ngay fas nga xool li ngay jaamu nga xool li ngay jëflante nit ñi nga xool lan mooy sa jikko nga seetaat ndax yaraat nga sa bakkan mu ne loolu day bu matee yow day nangu nga màggaayu diine noonu la ñu war a dundee kon bu tolof amee ci loolu kon màggaay boobu bokk moo ci de kon na nga góorgóorlu dabee naam. أنتقل إلى الجانب الثاني من الكلمة وهو فضائل التمسك بهذا الإسلام العظيم. فمن أعظم فضائل التمسك والاعتصام بدين الإسلام أن الإنسان يكون هاديا مهتديا مهديا كما قال الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. mu ne kon de mun naa topp ci ñaareeli tomb bi ne ñaareel ba mooy lan mooy ngëneel nag mooy ci li ñu dégg diine ji ñu dégg lan mooy ngëneel mooy ca fas yéene dundee dundin booba mu ne ngëneelam de buñ ko joxoñee mooy yow ki mel noonu ku jub ngay doon ku ñu jubal ngay doon kuy jubalaate ngay doon ku dal ngay doon ku tegu ci yoon wi ngay doon mu ne loolu day borom bi subhanahu wa taala moo ko junj borom bi subhanahu wa taala mu ne képp koo xam ne mooy na ci buumam gi mu ne kooku day jaanawoon ngi képp ku mooy ci buumu borom bi subhanahu wa taala te mu ne loolu mooy diine ji te diine ji buñ ko waxee mooy pas-pas bi mu ne kooku ne na fekk mu ngi ci njub te bu jubee rek dina jubale te dina jaar ci njub mu ne loolu benn la ci ngëneel mooy ci diine ji. ومن فضائل التمسك بالإسلام أن من تمسك بالقرآن والسنة فإنه سيسلم من كل ضلالة وينجو من كل فتنة. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. من بقرة الجنين موي دين جوجو دوم غاي دال دي موي nga moy ko téye ko mucc ci réer mucc ci fitna ne ndaxte diine ci loolu la mu ne ndaxte waxu yàlla waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñaar yooyu soo ci yemee mu ne na la wóor ne ñii réeralaate yépp rëcc nga leen réer bi ñuy wax yépp fekkee woo mu ne waaye leen fitna yi itam lépp loo xam ne mooy fitnaal doomu aadama mu ne dina fekk yow bokkatoo ca ndaxte yaa ngi ci yoonu njub yaa ngi ci tànneef bi mu ne kon nag loolu jullit bi da ci war a bàyyi xel mu ne Haakim day nekk li na hadis boo xam ne Abi Hurayra radiyallahu anhu moo ko dal di nekk li mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyee naa leen ñaari mbir cay bu ngeen ci mooyee du ngeen réer mukk be faw cay bu ngeen ci mooyee du ngeen réer mukk be faw mu ne la mu joxoon ngeen muy téere yàlla ak sunnaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñaar yooyu nag du ñu tekkale ko mukk ba ñu daal di taab bi ci déegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon loolu ngeneen la bu mag amul lenn lu la garantil nag doo réer duñ la fitnaan lu dul da ngaa mooy ci diine ji naam. ومن فضائل التمسك بالإسلام والعمل به وأكرر العمل به تعلمه والعمل به على أنه عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وسلوك أن من تمسك بالإسلام واعتصم به على هذا الفهم فإن له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يبلغ أحدنا ولا قدر نعل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لأنها أعين اكتحلت برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وآذان تشنفت بسماع حديث رسول الله رضيهم الله لصحبة نبيه ولكن الأجر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد روى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال 50 منكم. ومن تمسك بالإسلام على هذا الفهم فإن له أجر 50 من الصحابة. وأما القدر فلن نبلغ مجتمعين قدر نعال صحابي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من يجيل موي دين جي لدينا بامو واتكوري من موي خم دين جي جيفي mooy xam diine ji jëfe mu ne képp koo xam ne def na loolu borom bi subhanahu wa taala dina ko jagleel yoolu juróom fukki saxaaba mu ne dina ko jagleel moom mu ne nañ settantal foofu mu ne waxu na lay nga tolloog saxaaba mu ne déedéet waxul loolu mu ne ndaxte kenn ci ñun munul am daraja dallu saxaaba mu ne ndaxte ay bët lañu yu jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nopp lañu yu dégg kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ko taxal wéyali ko leeral ko ba ñun ñu jot ci kon kenn ci ñun manul daf daraja saxaaba mu ne waaye yool nag borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku maa ko moom yuutihi man yashaa mu ne dama koy jox ku ma soob mu ne li ñu wax kat daa am tegtal
mu ne Ibnu Maaja nettali na benn xadiis ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaan ak saxaaba yi mu ne seen gannaaw am na ñoo xam ne dañuy ñëw bés yu jafe-jafe la ñuy daje ñoom ñi daje bés yooyu képp ku moy ci diine ji am na yoonu juróom fukk ci yéen mu ne benn saxaaba yi ne ko juróom fukk ci ñun saxaaba yi ci suñu jamono wala juróom fukk ci ñoom ñaay mooy ca diine ca jamono yu jafe yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne déedéet juróom fukk ci yéen saxaaba yi yoonu juróom fukk yéen a ngi mooy ci diine ji ànd ak man mu ne ay bés yu jafe dina ñëw ñi nga xam ne des nañu di mooy ci diine ji mu ne ci déggin bi ma waxoon nag xam diine ji jëfee diine ji mu ne déggin boobu la wax mu ne képp koo xam ne mu ngi ci tollu rek mu ne dina am yoonu juróom fukki saxaaba amma tolloog saxaaba yi ci daraja nag mu ne loolu man de mu ne dallu saxaaba yi ñu gën ومن فضائل العمل والتمسك والعلم بهذا الدين العظيم رابعا وخامسا وسادسا الاستخلاف في الأرض التمكين يمكن الله لمن عمل بهذا الإسلام وقام بهذا الدين الطمأنينة والسكينة لن نرعب لن نفزع لن نخاف من عدو لأننا نصرنا دين الله فالله عز وجل ناصرنا كما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول الله تبارك وتعالى على هذه الفضائل الثلاثة مجتمعة التمكين والتطمين والاستخلاف يقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا mu ne beneen bi nga xam ne kat moom mooy bi ñu war a bàyyi xel nag mu ne mooy ci diine ji ak njëriñam mu ne ñeenteel ba ak juróomeel ba ak juróom-benneel ba mu ne ndaxte képp ku mooy ci diine ji ci niñ ko waxee dégg ko jëfee ko dund ko mu ne borom bi subhanahu wa taala dina la baaxee ay mbir bokk na ca yam lay baaxee mu ne dina la defal jàppandal ci kaw suuf dina la defal jàppandal dina la defal sellal dina la defal dal jàppandal sellal dal mu ne ndaxte doo jàq doo tiit doo ragal noonu ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo la garanti ci loolu borom bi ne li ma leen wax bu ngeen ci nekkee ma jàppale leen dimbale li ma leen wax bu ngeen ci nekkee ma jàppale leen dimbale leen mu ne ñetti mbir yooyu mooy mu may la dal mu may la sellal mu may la kóolute mu ne borom bi subhanahu wa taala boole la ko ci benn aaya mu ne borom bi nee na dig naa ña nga xam ne gëm nañu diine ji waaye jëf nañu li leen war ca diine ji mu ne dinaa leen def kuutaay ci kaw suuf yéen ay muutu ci kaw suuf ma defal leen jàppandal ci kaw suuf ma defal leen dal ci kaw suuf ma wottee leen ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ma wuutale leen ca ñoom defal leen lii nga xam ne mooy ak yiw defal leen lii nga xam ne mooy jàppandal ak kóolute mu ne loolu ci borom bi subhanahu wa taala la jóge te mu ne moom du jóg ca loolu la kon loolu njëriñ bi koy maye mooy dal bi mooy ci diine ji ndax ومن فضائل التمسك بالإسلام والعمل به والاستسلام لله رب العالمين الحياة الطيبة قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي طريقة؟ هي طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من بقول الجري موي دين جي كم بقول أن موي نجري من بقول تيجي أدنى dundu bu tey te laat te yomb la ya dundu bu tey te laat te yomb mu ne loolu lay am mu ne ndax te fi mu jaar borom bi subhanahu wa ta'ala moo ko ci jaar mu ne borom bi junj na ko ci téere mu ne képp koo xam ne taxaw na ci diine ji di jëf te waxtu wa muy jëf mu ne ku gëm yàlla mu ne borom bi dina ko dundal dund boo xam ne dund bu laat la te tey mu ne borom bi junjaat na ko feneen mu ne yoon wi ma leen wax nañ ca jaar cay buñ ca jaaroo di kon dinaa leen defal wërsëg bi mu tudd ci wërsëg boobu ndox mu laat te tey dinaa leen ko sotti te xam nañu ne mooy buntu wërsëg mu ne waaye ban yoon la mu ne loolu mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu Abdoulaye mu ne yoonam boobu la wax de du yoonu keneen du xelaatu keneen mu ne kon loolu képp ku ci mooy rek borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne nii ngay mel mu ne kon nag nañu daal di seet nu ñu mel ak suñu dund kon bu ñu bëggee mu mel noonu rek mu ne nañu jaar ca yoon woowu naam. ومن فضائل يا شيخ آخر فضيلة وليست بآخر فضيلة ولكنها في هذا المجلس على قدر الوقت أن من أعز الإسلام وعظمه فإن الله عز وجل يرفعه ويعزه ويكرمه ويعظمه. انظر إلى هذه اليد. هذه اليد لو سرقت ربع دينار قطعت، ولو اعتدى شخص على اليد لوديت ب500 دينار ذهبا. قام أحد الزنادقة والملاحدة يعترض على شرع الله هذا فقال يد ب5 مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه العلماء الربانيون فقالوا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ورد عليه الآخر بقوله لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. وصدق الله العظيم حين قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وصدق رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حين قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري والله أعلى وأعلم. مولي مجب nekkul bu mujj nag ci ngéneen yi mooy bu mujj bi muy tudd ci place bii mu ne boobu mooy képp ku teral diine ji tedd képp ku màggal diine ji màgg képp ku fonk diine ji ñu fonk la mu ne seetal ko de noonu la diine ji ku ko màggal rek màgg ci kanam nit ku ko teral rek tedd ci kanam nit ñi ku ko fonk rek ñu fonk la mu ne xoolal loxo bi mu ne loxo bi bu sàccee 1/4 diinaar mu dagg ko mu ne keneen nag bu ñëwee dal ci sa kaw jalgati dal di dagg sa loxo mu ne 5 téeméeri diinaar ci or lay fay mu ne xoolal 1/4 diinaar ñu dagg loxo bi sànni keneen ñëw tooñ dagg ko ñu ne da nga fay 5 téeméeri diinaar ci zahab ci or mu ne loolu moo tax benn yéeféer mu ne yéen seen diine ji àndul ak xeet mu ne loxo boo xam ne ci 1/4 diinaar ñu dagg ko te keneen bu ko daggee ñu ne na fay 5 téeméer mu ne borom xam-xam yi nekk diine daal di ko tontu ñu ne ko yaa xamul loxo bii ba mu teddee maandu mu ne ci la seere waaye ba mu wooree laal lu mu moomu
mu ne ci la woyofee hakada ne loolu la woyofee mu ne kon nag keneen nit dal di ko tontu mu ne ko na nga yëg ne teraanga maanu dëggu day tax cher waaye doyadi caaxaan day tax woyof mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junj na ko borom bi subhanahu wa taala junj na ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne lii nga xam ne mooy doyadi lii nga xam ne mooy toroxtaane lii nga xam ne mooy suufe mu ne dañ koo jagleel képp ku wuute la ma indi mu ne li ma indi di diine islam seet ko rek képp ku wuuteeg moom rek boo seetee loolu nga gis ci moom doyadi toroxtaane suufe ñàkk a tekki dara mu ne seet ko rek boo ko seetee yow ci sa bët dañ koy dal di gis mu ne borom bi subhanahu wa taala fedd li na ko mu ne yéen jullit yi nangoo mooy ci diine jii mu ne waaw mu ne yéen ay fete kaw yéen ay fete kaw de mu ne ban mooy nag mu ne mooy bu ànd ak pas-pas la ñu wax de mooy ci diine bi mu ànd ak pas-pas jox sa bopp yàlla mu ne bu dee noonu la mel de mu ne mu neex leen mu naqari leen yéen ay fete kaw te foo tollu itam dañ lay wekk bëgg la fonk la yaakaar la wóolu la mu ne loolu nag seet ko ci sa bopp mooy ni nga gëmee diine ji ni ko fonkee ni ko teralee mu ne yow itam loolu ngay leen ci doomu aadama yi mu ne loolu moom nañ ci daal di bàyyi xel de mu ne kon ci benn boobu la ñuy daal di yem bi idinillah idan kalima al axira الكلمة الأخيرة ندعو لأن مثل هذه المجالس تشهدها ملائكة الله فنقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم كما وفقت صحابة رسول الله للتمسك بالإسلام اللهم فوفقنا للتمسك بالإسلام واهدي واشرح صدورنا له واجمعنا بأولئك الصحب الكرام في الفردوس الأعلى غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين من لما يكنكي موينيان من داخل فلاس ملني أي ملاك لكي لكي لما يكنكي موينيان بوم خمنا موم لنبيك ñuy ñaan borom bi yàlla nañu ko nangul kon ñu di tam nañu ko ñaanal mu dellu ci bokkam ci jàmm idan nahnu kadhalika nasalu allah tabaraka wa taala an yuballighakum ila nabiyikum salimina ghalibin jazakum allah khairan inshallah فيكم الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله